Breaking news. Nissan has revealed that its chairman has been arrested. Renault Nissan boss Carlos Ghosn. Carlos Ghosn has now been arrested, as has Guy Kelly, the other executive. Carlos Ghosn est désormais un fugitif international. Carlos Ghosn 被告によるレバノンへの逃亡劇。 What a twist this is. C'est l'évasion la plus spectaculaire de ces dernières années. Décembre 2019, aéroport international bu Kansai fële sa Japon mu am ngandi maamu caisse noire boo ko déggee moom mooy genre caisse yooyu nga xamante ne artistes yi bu ñuy am concert ci la ñuy dugal seen bagage seen instrument de musique yi. Caisse noire boobu nag jàll na ci aéroport bi ci contrôle de sécurité bi douanier yi monté xamuñu ko waaye caisse boobu noonu am na ku nekk ci biir koo xamante ne bokk na ci nit yi ñu gënoon surveiller ci jamono jooju ci àdduna bi kooku nag amoon na lépp boo ko déggee moom mooy amoon na pouvoir bu bëri ci entreprise automobile yi gën a mag ci àdduna bi je veux nommer Nissan. amoon na tamit alal ju bëri waaye àdduna bi yëpp ñoo ko respecté woon wante du jour au lendemain lépp daal di nërmeelu ñu daal di koy menotté daal di koy humilier publiquement aux yeux de tout le monde teg ci ñu daal di koy dugal kaso kooku nag du kenn ku dul ancien président wu groupe Nissan boo ko déggee marque auto la boo xamante ne bu siiw la foofu sa Japon ak ci àdduna bi yëpp moom nag dañ ko accusé woon ay chef d'accusation yu bari. Eh bien, Carlos est accusé entre autres de abus de confiance aggravé, non-déclaration de revenus, on parle de quasiment 70 millions d'euros non déclarés entre 2010 et 2015, et enfin, il est accusé de détournement de fonds de Nissan à des fins personnelles. Histoire bi ngay waaj a déglu nii nekk na benn histoire bu réel, histoire bu am, une histoire digne des plus grands scénarios hollywoodiens, wante tamit nekk na histoire évasion wu prison maanaam rëcc prison yi nga xamante ne ñoo gën a siiw ci 21e siècle bi. dal leen jàmm ci suma chaîne xam-xam la bësal bouton abonné bi bouton cloche bi nga toog nga seetaan nga déglu histoire bu doy waar bi. Say it louder, feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to soul. Pour nga comprendre rek histoire évasion bi il faut nga comprendre dëggantaan lan mooy prison. bi ñuy waxtaanee tey moom mooy Carlos Ghosn ñu koy woowee the Ghost Killer. moom nag nekk na ki nga xamante ne moom moo doon ancien président wu Nissan waxoon naa la ko sànq jamono bi muy ñëw nag di jël contrôle entreprise bi boobu entreprise bi dafa toll woon ci ay diggante yu metti bu mu ñëwee mu daal di koy redresser daal di yëkkatiwaat entreprise bi bu baax ba ñëpp di ko coow ci àdduna bi mu nekkoon nag un homme intouchable. japonais yi dañ ko bëggoon loolu ba sax dañ ko defaraloon li nga xamante ne moom mooy ab manga boo ko déggee moom mooy dessin animé yooyu japonais yi di def te mu nekk lu am solo trop ci seen aada ñoom japonais yi. wante mu am ab mbir bu xew le 19 novembre 2018 jet privé wu kooku di Carlos Ghosn daal di atterrir foofu ca Tokyo Japon autorité japonaise yi daal di yéeg ci jet privé bi pour arrêter moom moomu di Carlos Ghosn. kooku di Carlos Ghosn nga xam ne ñëpp dañ ko doon waxtaanee ci presse bi ci journaux yi mu nekkoon ko siiw trop ni ki noonu lañ ko jaaril jàpp daal di ko yóbbu directement ci kaso bi. ñu ngi ko yóbbu ci benn prison bu ñuy woowee Kosuge. mu daal di am nag benn choc culturel bu grave ndaxte moom yi nga xamante ne moom mooy Carlos Ghosn may fàttali ne moom brésilien la wante en même temps tamit dafa am ay racines libanaises wante tamit français la. ñoom nag ci seen ay dëkk baaxoo nañ balaa ñu lay jàpp da ngay am li ñuy woowee la présomption d'innocence maanaam yoon mën na la teg loxo wante balaa ñu lay déclarer coupable dafay fekk ñu indi ay preuves yu leer nañ ne yaa def. wante nag système judiciaire Japon bi moom doxewul noonu foofu sa Japon ñoom seen système judiciaire
dafa am ab taux de condamnation wu 99,4%. maanaam si téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk yi ak lu ko toftal juróom-ñeent buñ la jàppee daanaka moom kaso nga jëm. ci lañ ko daal di jàpp nag isolé ko di ko interroger des heures durant alors que avocat am nekk fa woon sax. ñu daal di ko dugal nag si ab prison boo xamante ne dañ koy contrôler 24 heures sur 24 lampe bi du fay day tàkk 24 heures sur 24 ngir ñuy mën a contrôler ses moindres faits et gestes. imaginel góor goo xamante ne moom yàgg na diriger ay ngandi entreprise da daan diriger ay entreprise yoo xamante ne daan na am lu ëpp sax 150 000 salariés nga daal di ko teg ci condition yu ni mel bu boobaa dafay nekk loo xamante ne lu doy waar lay doon. ci la ko nag système judiciaire Japon bi daal di commencer di ko broyer lentement. ci la toog nag mu daal di réfléchir mu xam ne fii bu fi toogee du baax il est déjà condamné d'avance. ci la commencé nag mu am benn idée nag bu commencé germer ci biir boppam. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. naka nga mën a évadé wu wala boog naka nga mën a rëccee prison ci ab dëkk boo xamante ne 24 heures sur 24 ñoom dañuy surveiller say moindres faits et gestes. koo xamante ne dañ la assigné à résidence maanaam léegi génn nga prison wante yaa ngi ci sa biir kër wante amuloo droit génn foofu ba pare ñu teg fa ay caméra yoo xamante ne 24 heures sur 24 daf lay filmer. pour nga mën a xalaat nag rëcc ci condition yu ni mel ñaaree am soit da ngay nekk ab dof dëgg wala nga nekk koo xamante ne professionnel dëgg ngay doon. ci la nag ki ñuy woowee Michael Taylor moom benn ancien des forces spéciales américaines lañ boo xamante ne il s'est reconverti dans la sécurité privée. ak kooku ñuy woowee George Antoine Zayek moom benn spécialiste la des opérations clandestines maanaam ay opération lay def ci suuf yoo xamante ne en général du nekk ay opération yu officielle. ñoom nag la Carlos Ghosn daal di engagé pour ñu dimbali ko mu mën a rëcc. lu ni mel nag nekk ab mission commando maanaam naka la ñuy def ba rëccale ki nga xamante ne moom mooy Carlos Ghosn sans passer par la grande porte. ñaar ñooñu ma la wax nag pendant ay mois ñu commencé di togg seen plan pour élaborer benn plan chirurgical. ñu commencé nag di def ay repérage d'hôtel ñu commencé nag di jël ay dizaines de trains di def ay va-et-vient yu bëri pour mën a analyser li nga xamante ne moom mooy les failles de sécurité. niki noonu nag ci lañ amee idée boobu ma la wax ci début vidéo bi daal di jël li nga xamante ne moom mooy ab instrument de musique wala boog ab caisse boo xamante ne caisse bu mag la ñu koy wax caisse pour contrebasse ci lañ nag am idée daal di fa dugal kooku nga xam ne moom mooy Carlos Ghosn pour mën ko rëccale. caisse bi nag dañ ko modifier def ci ay trous pour kooku nga xamante ne moom mooy Carlos Ghosn bu ci duggee mu mën a nooyi parce que trajet bi dafa nar a gudd trop. ñoom nag seen plan dañ ko togg ba mu ñor ndaxte li nga xamante ne moom mooy caisse noire bi dafa nekk caisse boo xamante ne dafa mag trop du mën a jaar ci rayon X yi nga xamante ne moom moo nekk ci aéroport privé yi. togg nañ plan bi ba mu ñor nag léegi lenn rek moom moo des mooy ki nga xamante ne mooy Carlos Ghosn daal di ñëw exécuter ko à merveille. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. These two men, here they are. These are the only images of Michael Taylor and George Antoine Zayek. And if Carlos Ghosn chose to put his life in their hands, it's because he knows those two men must have considered every scenario. ñoo ngi le 29 décembre 2019 bés bi jot na. kooku di Carlos Ghosn nag daal di quitté appartement am sol benn déguisement mu ngi sol nag benn ngandim maami veste boo ko gisee sax doo ko xàmmee da nga koy jàppee rek ak benn touriste bu banal. mu daal di yéeg ci benn train à grande vitesse direction Osaka. ci jamono jooju nag nga xamante ne moom mu ngi ne ci train bi ñooñu ma la wax commando yi ñu ngi préparer caisse bi pour que bu ñëwee rek mu daal di ci mën a dugg mën a yéeg ci avion bi. kooku di Carlos Ghosn ñëw na fexe na ba dugg ci caisse bi wante nag durée bu mu ne ci caisse bi yëpp pendant trajet bi nekk na lu metti waxuma la rek bruit bi nga xamante ne sax moom moo nekk ci tarmac bi
wante manqué air bi sonaloon na ko wante tamit imaginer loon ñu jàppoon ko bu boobaa kaawam dafay gën a garaaw si li ñu jël kees bi nag daal di koy chargé si benn jet privé direction Istanbul bi mu duggee si kees bi nag moom mi di Carlos Ghosn nee na jamono jooju le temps s'est arrêté maanaam moom dafa nekkoon si benn njaaxare doy waar bi avion bi décollé nag ba quitté espace aérien japonais bi ci la daal di tension bi xaw a wàcc mu mën a feex mën a respirer tuuti wante attention voyage bi jeexagul ci la ñu atterrir nag en urgence si beneen tarmac fële ca Istanbul pour changer li nga xamante ne moom mooy avion waaye nag bu ñu wàccee foofu ca Istanbul moom mii di Carlos Ghosn nag daa am chance bu rëy ndaxte lu mu décollé waatee si la ñi nga xamante ne moom mooy waa sécurité bi ne si aéroport Istanbul bi si lañ leen avisé nag ñu commencé def seen enquête wante boobu fekk béy wéy na mbuus Carlos moom naaw na ba dugg si beneen avion ba dem moom mii di Carlos Ghosn dugg na si beneen avion boobu mu ngi jël yoonu Beyrouth foofu ca Liban maanaam ci ay dëkku cosaanam lu tax nag mu taamu Liban c'est parce que Liban amul benn traité d'extradition vers le Japon maanaam moom bu duggee Liban rek rëcc na ndaxte waa Liban duñ ko mës a delloo foofu ci Japon. Il y a une des personnes qui a ouvert la porte de la soute, il m'a sorti et il m'a dit « Écoute, ça y est, on est au-dessus du sol ». Et donc, ce n'est qu'au moment où on était en dehors de l'espace aérien japonais que j'ai commencé un peu à souffler. Carlos Ghosn est désormais officiellement un fugitif. Mais 6 ans après, l'ancien patron n'a jamais quitté le Liban où il mène un train de vie plutôt luxueux. Villa, yacht de 40 mètres de long, il donne même des cours de gestion de crise à des jeunes cadres libanais. Quant à Michael Taylor et son fils Peter, ils ont été arrêtés aux États-Unis en 2020, puis livrés au Japon. Ils ont été respectivement condamnés à 24 et 20 mois de prison ferme. Le dernier complice, lui, est toujours recherché. ay bés lañ ci teg nag kooku di Carlos Ghosn daal di génn nag def apparition publique ci kanamu caméra yi foofu ca Beyrouth moom mii di Carlos Ghosn retrouvé na li nga xamante ne moom mooy libertéem waaye ba tey dafa nekk prisonnier dans son propre pays d'origine ndaxte mënu fa quitter ndaxte su fa quitter rek dañu koy jàpp évasion bi nag daf ñuy interroger ñun ñëpp profondément ndaxte au-delà accusation yi nga xamante ne moom lañ ko accusé woon moom mii di Carlos Ghosn ak li nga xamante ne jamono jooju moo doon la guerre des clans entre écurie Renault ak écurie Nissan bi nga xamante ne moom la doon diriger histoire bi dafa nekk histoire benn waay boo xamante ne il a refusé d'être brisé par une machine judiciaire ndaxte moom dafa jàppoon ne balaa ñu ko doon jël di ko dugal ci kaso bi dañ ko waroon bàyyi may ko chance bu daal di prouver innocence am gannaaw nag bu mu toogee ba étudier situation bi ci la xamante ne moom yàqule na fii nii doñ ko mës a bàyyi ci la daal di nag teg plan boobu pour mën a rëcc na wante à quel prix ndaxte dafa exilé wu éternellement dëkk boobu mu nekk muy Beyrouth ca Liban dootu ko mën a génn ba faw parce que bu fa génnee rek dañ koy jàpp te li nga xamante ne tamit moom mooy réputation wam daal dina yàqu ba faw léegi nag mu daal di samp benn laaj bu ndaw ndax liberté jar na sacrifice yooyu yëpp maa ngi xaar nga wax ma sa xalaat ci commentaire yi bu fekkee genre histoire yu ni mel intéressé na la maa ngi lay bàyyil sama dernière vidéo bi nga xamante ne maa ngi la doon expliquer histoire Heath Ledger mu nekkoon acteur boobu nga xamante ne dafa joué woon rôle Joker ci trilogie wu Batman bu Christopher Nolan mu daal di fa jóge nag rôle boobu mu joué ci la jóge daal di am ay problème bopp ay dépression ba daal di ñàkk ba kenam bu fekkee nag histoire boobu intéressé na la maa ngi la koy defal fii nga dem seetaan ko man la woon The Digital Socrates pour la chaîne Xam-Xam Lab fii nag chaîne la boo xamante ne dañ fiy waxtaanee ay sujets yu bëri dañ fiy waxtaanee histoire wala expliquer ay histoire yu inspirante ay histoire des fois yu triste wante des fois aussi ay histoire yoo xamante ne daf lay jàngal àdduna daf lay jox motivation bu fekkee nag voyage bii nii inspiré na la maa ngi lay ñaan nga may ma pouce bleu bi nga abonné nga partagé nga commenté ndax ñëpp mën si jot kooku di Carlos Ghosn ndax c'est un héros des temps modernes wala c'est un fugitif sans scrupules à vos réponses dans les commentaires man dem naa. If you feel like letting go, you can take control.